ñu ngi lay fay Ama di nuyu waa Oxy TV yëpp di nuyu waa Pikine yëpp ñuy seetaan ci seen télé bi. monsieur le maire tey doon la gis ñu tuddee la benn final donc muy final bu neex gars yi teewee ko di ko seetaan tey ñu gis sa teewaay ci final bi la moo war a sa teewaay. waaw vraiment am mbégte trop ci ñëw ci final bi nga xam ne ni sunu rakk Labadian moo ko organisé donc mu nekk final buy opposé l'ASC Pastef ak ASC Darou Khoudoss donc mu nekk nag lu am solo ndax jeunesse bi dañ lay war a créer espace d'épanouissement maanaam may leen tey ñuy mën di am espace d'expression te amul lu ci ëpp solo sport particulièrement football donc bu ñu ñëwee tey fii fekk fi xale yëpp ci jàmm vraiment ñuy compétir di tàggat yaram mais aussi tey di def divertissement te yooyu yëpp dafa am solo ci dëkk rawatina ay ndaw parce que xale day bëri énergie donc il faut ñuy fexe ñu utiliser cette énergie là positivement ci ay activités yu am solo. mu mel ne tey monsieur le maire xeebul dara parce que tey ci li ñu ko woon ni dafa bokk ci jeunesse bi mu mel ne jeunesse bi dañ ko yëg te moom it yëg na jeunesse bi yan kaddu la si. waaw kaddu yi ñu ci am mooy vraiment déjà ndaw lañu bokk ci ndaw ñi donc lépp lu concerne ndaw ñi daf ñu war a concerner beneen bi aussi ki koy organiser wax naa suñuy rapport donc suñu rakk la suñu xarit la donc bu dee dafa am loo xam ne ni daf ko sumb lu am solo lu mel nii jàpp naa ne ñun aussi dañu war a ñëw jàpp ci ñun nag képp ñu xam ne suñu raison d'être mooy fexe nu ñu taxawoo population bi seen soxla ngir dox ci seen tawféex donc moo tax lépp loo xam ne daal intérêt wu population bi la rek ñun dañu jóg taxaw gunge leen ci. mu mel ni gis nañu say projet ci jeunesse bi tey ngay taxawu jeunesse bi tey ñëwaat gis jeunesse bi nekk ci dara nga tombé ci moment boo nga xamante ni jeunesse bi yëpp ñu ngi ci wàllu inauguration clandestin nga gis moor yu ci am tey monsieur le maire en tant que yow yan kàddu nga am ci jeunesse boobu. waaw vraiment doon loo xam ne dañuy njëkk a jaale ñi nga xam ne yëpp wàññeeku nañ ci jaale seen i njaboot mu nekk lu métti loo xam ne aussi dañuy ñaax suñu moroom mu ndaw ne leen loolu du yoon bi donc tey kenn ku nekk war nga mën a bëgg a tekki bëgg a jàppale say wajur mais nga jaare ko ci immigration régulière parce que nit mën na bëgg sax tukki parce que xëy na bëggul toog fi mu nekk dafa bëgg uti leneen mais ñu teg ko rek ci yoon teg ko aussi si ni mu war a amee mais bu dee jaar ci ndox mi nga xam ne risques yi ngay jël dafa bëri te li muy jur ci ay faatu aussi mu nekk lu takku loolu loo xam ne vraiment ñu ngi ñaax suñu ndaw di wax ne ñun aussi en tant que maire dinañ ci def ay jéego dem ci suñu population gën a conscientiser ndaw ñi mais aussi fexe xool nu ñu leen di jàppale ba vraiment ñu am formation yi mais aussi opportunité d'emploi ba mun a toog seen dëkk defar seen dëkk. vis-à-vis que ni jeunesse bi nee nañ fii amul xëy donc kàddu gi yëpp loolu la état jéemul effort diggoon na fi emploi en tant que yow maire ci sa biir gox nan lay doxee. waaw bon xam nga état mënul def lépp c'est vrai que nag état am nay programme yu bëri yoo xam ne ni tey teg na ko vraiment président Macky Sall toogee ba léegi donc fekkoon na fay structure am na yeneen yu mu créé yu mel ni ANPEJ yu mel ni DER yoo xam ne vraiment am na ay jéego yu bëri yoo xam ne daf na créer aussi conditions économiques yoo xam ne favorable na ndax tey pour créer entreprise dafa métti woon bëri ay conditions mais tey loolu yëpp fexe nañ ba en 48 heures nga mun a créer sa entreprise yëngu loolu aussi ñuy ñaax sunu morom ndaw xamal leen ne ñëpp mënuñu dem toog ci bureau di liggéey il faut mu am ñoo xam dañu doon ay entrepreneur comme yéen ñi ni da ngeen doon ay ndaw jàng am xam-xam créer seen télé dem di uti di daan seen doole donc kenn bañ a xeeb rek métier parce que tey li ñuy fay ci gaal yi yaakaar naa ne ku ko ci jël war nga ci mën a def départ ndax 500000 600000 700000 boo ci déparé bu dee da ngay jënd gerte di jaay da ngay jënd ngooñ di jaay wala leneen sax tey war nga ci mën a am départ boo xam ne fii ak benn jamono dina am donc du tere nag état bi gën a góorgóorlu ñun aussi ñi nga xam ne ñooy maire yeeg yeneen autorités ñu gën a góorgóorlu ngir mbir yi gën a mën a baax. mu mel ne dañuy mbaras gis na ni jeunesse bi ku lay yëg nga tey yëg nga jeunesse bi aussi ndax gis nañ sa biir gox nga taxawal fa terrain basket wutuwaay terrain basket bi jëm si tamit yenn fonction yi nga fa def place publique yi bientôt gis nañ yaa ngi defar benn hôpital bi nga xamante ne yaa ngi ko war a inaugurer objectif bi lan la. waaw objectif bi mooy fexe ba ndaw ñi lépp lu ñu soxla mu yomb leen ndax tey comme ni ngeen ko waxee bu ñuy wax immigration clandestine ñu bëri dañuy jàpp ne ndaw ñi xëy na dafa am lu ñu soxla woon te amuñu ko léegi nag ñun li ñu bëgg mooy suñu gox ñu fexe ba ndaw ñi lépp lu ñu soxla bu ñu soxlaa centre informatique ñu mun ko trouver suñu soxlaa bibliothèque ñu mun ko trouver suñu bëggee faju dem ci poste de santé yi suñu bëggee épanouir dem ci terrain de football yi ak yeneen yi nga xam ne yëpp ñu ngi koy defar nañ ko wala yeneen yi ñu ngi koy defar yooyu yëpp liñ ci jublu mooy fexe ba créer condition épanouissement wu jeunesse bi mais aussi fexe ba ñu mun a am réussite ci seen activité mais aussi mën a atteindre seen objectif ak seen i ambition. tey bu ñuy ñëw damay bërëxlu rek lu ci bokkul monsieur le maire sa président ngay APR gis tey mu changé waat gouvernement bi def leen ni mel dugg Idrissa si biir parti bi lan lay des yow. waaw mais dañ ci am mbégte parce que tamit Sénégal ñun ñëpp ko bokk te li koy defar ku nekk daf si war a dugal loxom donc jàpp nañ ne président yoon bi mu jël aussi bu ñuy d'accord la bu ñuy apprécier la parce que nag
tey dañ toll foo xam ne nii fi jamono toll ak difficulté yi nga xam moom la ñuy rencontré dafa laaj doomu dëkk bi yëpp doomu réew mi yëpp ñu booloo nekk benn. parce que nag bu dee dañu dem ba nekk ci yenn situation yoo xam ne ñu ngi wax crise économique bu mën a jur crise sociale ànd ak crise sanitaire boo xamante ne population yi ñëpp ñu ngi ko yëg tey dafa laaj doomu Sénégal yëpp booloo nekk benn bopp ba vraiment surmonter période bu difficile bi nii te loolu xeebuñ ci kenn dañ bëgg ñëpp ku nekk dugal seen loxo te yaakaar naa ne loolu moo waral appel bi nga xam ne président Macky Sall def na ko président Idrissa Seck moom aussi ñëw wuy si donc di wax ne ñoom ñëpp intérêt Sénégal la ñu jiital ak ànd booloo ngir réew mi mën a jëm ci kanam. mais est-ce que gis-gisu Moussa Yor wuute naa ko parce que tey bu ñu xoolee ñu ëppoon doole ci parti bi ñëpp la tey gerte gi est-ce que du mbir mi du dil wala. ah non wax dëgg yàlla moom ay mbiru dil moom man gëwuma loolu parce que nag président de la république ku ko xam ne ku bëgg réew mi la koo xam ne intérêt au Sénégal moo ko tax a jóg daf di nag tey kii yaatal moom yaakaar naa ne bu sañoon ñëpp ñëw. donc aujourd'hui je pense que président mu ngi def ay jéego képp koo xam ne rek personnalité bu ci biir réew mi am nga xam-xam am wàllu woo mun a defee rek mu jox la loxo pour nga ñëw jàpp ci liggéey bi donc loolu moom yaakaar naa ne des fois ñenn ñi ñoo koy interpréter noonu mais man gëwuma loolu. fi may tëjee kàddu gi mu mel ni léegi benn opposant ngeen am muy Ndeye Mbile muy Sonko mu mel ne tey da nga war a jàkkaarloog Sonko. non loolu moom yéen loolu seen analyse la mais kooku moom jàpp naa ne doy matul opposant ah nee na fu mu toll nii moo tiital seen président bi de. waaw mais bon xam nga nit ñi aussi que mënoo tere ku nekk mu wax xalaatam ci démocratie lañ nekk mais yaakaar naa ne élection yi mujj am na lu mu wone te yaakaar naa ne ki toppoon suñu ginnaaw aussi Idrissa Seck la donc gëm naa ne Sénégalais en majorité fi mu toll nii ñoom ñëpp Macky Sall lañ jël jiital fas yéene ko gunge parce que tamit élection amagu fi tey présidentielle 2024 lay amaat il faut ki nga xam ne la ñu fal ñu mun a boole suñu doole jàppale ko mu liggéey suñ demee ba 2024 nag ku nekk tànn sa ki nga xam ne ni moom ngay faral wala moom ngay jàppale mais au moins fii ñu toll ñun ñëpp dañu war a boole suñu doole pour jàppale ki nga xam ne moo fi nekk ngir mu mun a réussir. yan kàddu nga am kàddu gu mujj si li ngay ñaax jeunesse bi. waaw gën a ñaax jeunesse bi rek ne leen lii ma fi gis tey jii lu may rafetlu di ko encouragé mooy fexe ba ndaw ñi di booloo nekk benn di liggéey ci wàllu tàggat yaram donc féliciter aussi Labadian ci initiative bu tournoi bi donc beneen bi aussi ñaax suñu ndaw réew ne leen toog fi tekk fi mun naa nekk donc ñëpp soxlawul ñuy dem ci bitim réew ngir xëy na uti seen réussite mun na fee nekk nañ ko gëm ñun ñëpp ñu ànd liggéey ci état bi jàpp ci mairie yi jàpp ci population yi jàpp ñun ñëpp ñu jàpp ci ba nga xam ne ni nit ñi war nañ mën a fexe ba ku nekk bu jógee di góorgóorlu pour liggéey mu mun ko fi yomb bu buggee aussi xëy na tekki comme ni ñu koy waxee toog tekki lu mën a nekk la fi te ñu ngi ciy taxaw incha allah fas yéene ñun ñëpp boole suñu doole mun mën a am ci réussite. waaw sant yàlla gannaaw mu nuyu ko si nekk si turam ak santam di rafetlu initiative bi nga xam ni suñu camarade bi mi ngi ko jël nekk suñu frère Labadian di kontaan si moom parce que dëgg la yàgg na def tournoi bi bu mu koy def dafa xalaatoon ni coronavirus bi moo empêché ñu bari ba nga xam ni mënuñu def dara lu dul corona bi parce que moom mu ne woon booy dañoo perte tànk da leen di may tànk si kaw loolu la créé woon tournoi bi tey yàlla dogal mu ne le maire Issakha Diop le maire dynamique moom lay parrainer final bi loolu moo taxoon ñu am sañ-sañu ñëw jàppale ko si final bi. tey yan kàddu nga am si jeunesse bi par rapport ak comme ni nga ko waxee woon si gaal gi par rapport ak tey nga gis initiative bu rafet bi. waaw sant yàlla moom parce que comme ni ma ko faral di waxee rek qui peut le plus peut le moins jeunesse bi ma gis mooy jeunesse bu engagé jeunesse bu déterminé jeunesse bu gëm seen bopp man moom laa fi gis surtout au niveau département de Pikine parce que suñu xoolee sax au niveau gaal yi ñuy wax ni yëpp soo xoolee si au niveau départemental ñu siy dugg ay ñaar ñett la ñeent te jeunesse bi ñu ngi fii nii defuñu si ëpp defuñu dara football la ñuy def gëm seen bopp yaakaar ni mën nañ nekk champion moo tax ñu toog di xaar je pense que jeunesse la bu engagé bu déterminé moo tax ma fonk leen taxaw saa su ne di leen jàppale lépp lu ñu dugg saa su ne maa ngi si parce que man boo xoolee parrain bi Issakha Diop la mais man depuis ce matin maa ngi fi di ko jàppale si bâche yi si siège yi te mënoon naa toog sama kër parce que ndaw la bu bëgg askanam bëgg jàppale def contribution si commune am si équipe am moo tax ñu fas yéene ñëw jàppale ko merci beaucoup. maa ngi nuyuwaat ñëpp di remercier waat ñëpp quoi ci déplacement bi bon tournoi bi di ñu tuddee ko coupe intersection metti woon na trop biñ koy entamé man ak sama équipe ñun dañu ñëwoon pour aider suñuy frères suñuy grands frères suñuy petits frères ay gars yi nga xamante ne nii bon bëgg nañ football def football bi métier ñu leen doon jàppale ñun ñu organisé woon def ko ay match de poule yàlla suturaal ñu nag ñu ñëw ba fii nii amul coow amul dara di remercier équipe Daaru Khoudoss bi bu baax a baax parce que joué nañ seen terrain plusieurs matchs mënoon nañ ko yàq mais demeewul noonu di remercier aussi waa Pastef parce que fii nii ñoom fi leen doon recevoir joué nañ fi aussi plusieurs matchs mais dara musul ñaaw donc di santaan ñëpp parrain bi nag bon mënu ma wax sax ci moom parce que
parce que biñ ko sollicité rek def nañu carrément dina ci jàpp dina ci def lépp lu mu mën moom ak équipe am aussi moom ak délégation am aussi ma koy remercier bu baax a baax a baax a baax à côté de lui aussi Ablaye Kane donc jàppale na ma ci affaire bi daal jàppale na ma ci bu baax a baax muy matériel muy xaalis da ci doon def daal da ci doon def ba def loo xamante ni sax bon mën naa ni mënu ko di remercier bu baax a baax Marie Diallo maman Marie xam ngeen ko mooy yaayu Pastef moom it maa ngi koy sant mën naa ni Pastef naataange Gelawaar ku ne ku fa ñëw mu jàppale la moom aussi maa ngi koy sant këram day fees dell boo fa demee maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax a baax ak sama tons fara bi aussi maa ngi koy sant voilà monsieur le maire di la wax aussi ne la ñun pare nañ pour nekk sa ginnaaw pare nañ pour jàppale la tamit aussi bu baax le président de l'ASC Pastef aussi du ma ko fàtte Assane donc maa ngi koy remercier ak accompagnement am Idi donc loolu la woon quoi waaw comme yeneen match yi pratiquement parce que comme ni ñu wax rek final fête la comme on dit tey bu fekkee da nga am benn mental ci match de poule yoo xamante ne daf la permettre nga dem ba yegg final waroo ko mën a changer même rythme même dynamique lañ nekk waaw je pense que loolu lañ préparé final bi kon daal jàpp nga ne tey coach da ngay gagné match bi. waaw évidemment di ñaan yàlla incha allah. lan lay wax ci nawetaan ren nawetaan amul de. waaw nawetaan amul certes mais aussi je pense que tournoi yi c'est important parce que wax dëgg yàlla am na lu bëri loo xamante ne def na ko ci boy joueurs yi pratiquement c'était inimaginable tey nga toog presque toute une année amul compétition yoo xamante ne entre quartier entre ASC parce que tàmmuñu ko buñ juddoo fekk ñu dañoo fekk mu am boobu ba léegi kon buñ toogee benn année ñu ne amul bon mun naa ne yenn frustration lay indi mais dañuy santaat yàlla di sant aussi organisateur tournoi bi moom mu ñu permettre la place des nawetaan te ñu mën a organiser tournoi yi nga xamante ne wax dëgg yàlla remplacé na ko en quelque sorte. ñu ko préparé waa koñ yëpp génn nañ xale yi ñëw nañ ñu préparé ko si jàmm comme nañ ko daan defee rek comme d'habitude noonu lañ ko defee parce que li ñu waroon def si match yëpp def nañ xaar jël coupe bi dem si ñoom. waaw non dama ko yombal parce que équipe bi man maa ko mën parce que dama ko gën a football si tous les matchs yi ma def yëpp à part bii nii dama wane lu leer avant may ñëw. waaw li may def si man mooy lu rëy gisoo ni ma ñëwee si terrain bi gis nga ni may ambiancé gis nga ni may def yow mi sax boo xoolee xam nga ni man maa ngi def dara ci biir daal voilà waaw. amul waaw. waaw mooy li gars yi def rek li waaju doon wax sànq monsieur le maire taxaw parce que il a fait tout pour ñun ñu bëgg si nawetaan comme que amul ak feebar bi Covid bi ñu jóge moom mu am xelu indi ay nit ñu daje footballaat comme nawetaan loolu la am lu may wax daal. non incha allah si kàttanu borom bi coupe bi dama koy yóbbu Daaru Xudoos. kon ren buñ toogee gisuñu nawetaan suñu xol du neex mais dañuy xam ni tey natt moo fi ñëw ndogal moo fi ñëw muy Covid bi. di ñaan yàlla mu jóge fii ak jàmm ak salaam ba ñu mën a nekkaat suñu activités yi ñu nekkoon. bu ñuy tëj kàddu gi di ko tëjee si kàddu nga xamante ne en tant que jeune di say moromu jeune tey di jël gaal di dem tey nga yow nga toog yor équipe di ko gérer tey yan kàddu nga am si jeune yooyu. non man toujours je dis non man ni comme slogan bi ñu wax rek tekki sans tefes man gëwuma loolu gëwuma ni war nañu mën a jël suñu xel yëpp rek def ko ci gaal gi déedéet. man dama gëm jeune boo xamante ni war na mën a toog Sénégal fii investir fi liggéey fi ba am fi as suut investir si pour tekki pour mën a taral ay waajur mais pas jël sa xel bi yëpp def ko extérieur da nga war a tukki rek boo ko defee boo amul moyens yi la dugal avion nii ngay mujjee def gaal bu amee da nga koy gis man daal gëwuma gaal gi daal pour bu ma sañoon jeunes yëpp dañuy concentré wu Sénégal xam ni liggéeyam fi ñu jàpp ci lépp ndaw ñu jàpp ci xam ne yàlla heure bu tuddee seen tukki dinañ ko def mais gaal gi moom du solution. ok tournoi bi dans un premier temps ñu ko organiser moom mooy li nga xam ne moom mooy association Jang Foot Family gis nañ ko ci contexte Covid lañ nekk quoi Covid 19 kii culturel yi doon am yëpp ak sportif yi yu ci bëri amatul moo tax ñu ne au lieu ñuy bàyyi sportif suñ mbokk sportif yi di toog. de ñàkk tànk wala di ñàkk compétition ñu ne pourquoi pas ñu xalaat benn format organiser benn tournoi boo xamante ne day doon ay match de poule après mu am phase finale à élimination directe looloo waraloon moo mébét ñu organiser tournoi bi quoi. tey ngeen organiser c'est pas facile ngeen ñëw ba final. waaw nan ngeen ko dundee woon organisation. waaw ku wax organisation xam ne dafa doon loo xamante ne dafa xaw a métti si surtout bu fekkee ne tous les moyens logistiques réunirul xam nga ñu doon ay jeunes yoo xamante ne
avant tout ñun ay sportif lañ ay joueurs lañ comme ñii di jouer léegi suñ demee ba jubluwuñu si lenn lu dul jàppale suñu mbokk sportif yi pour au moins ñu am compétition par rapport ak championnat yi ñëwaat par rapport ak nawetaan bi xam ne peut-être on l'espère bien que ne déwén dina amaat ñu ne pourquoi pas ñu organiser ko mais sur le plan organisationnel moom dañuy sant yàlla parce que nga démarré ay phase de poule mu doonoon 3 poules ñu siy joué ba ñëw si phase à élimination directe loolu dañ siy sant yàlla métti na lool mais dañuy dellu di sant yàlla bu baax. ok équipe yi ko kii woon parce que boo xoolee presque zone Pikine boo xoolee commune yëpp presque polarisé woon kii poule yi quoi. ñu amoon benn invité tamit boo xamante ne jóge woon Grand Yoff moo ñëwoon mottali poule yi mais boo xoolee waa Pikine Est am nañ si ay équipe Pikine Nord am na si ay équipe Pikine kii tamit Ouest am na si ay équipe ak zone Thiaroye bi am na 2 yu ñu fa jëloon tamit yoo xam ne ñëwoon nañ pour participer si tournoi bii nii. ok mu mel ne tey yéen a ngi si cappaandaw. ñu ngi si cappaandaw bi. ok jeunesse moom du ma lenn rek laay profité si contexte bu ñu nekk tamit muy contexte Covid bi dans un premier temps di dellu di sensibiliser waat suma mbokku jeunes yi di tamit am leneen loo xamante ne lu gën a tiis sax loo xam ne dalaat na si jeunesse bi muy wàllu émigration clandestine bi bu ñu ñëwee ba fii tamit wax ñu si tamit day xaw a niru leneen mais man je me dis que ni loo gis c'est à la base su ma nee c'est à la base mooy damay njëkk a pointer du doigt suñu autorités yi. parce que ñun ñëpp gis nañ manquement yi xam ne moom moo am fii da ngay gis un jeune boo xamante ne day diplômé jàng ba am master am wala qualifié si benn métier mais malheureusement amuñu infrastructure yi yoo xam ne moom lañ mën nañ permettre ñu mettre en exergue seen savoir faire te loolu moom dañ si incité di woo autorités yi bu baax ñu def ay jéego si loolu jéem a créer ay infrastructures yoo xamante dina mën a polariser jeunesse bi concentrer leen ba ñu mën a tirer le meilleur de même quoi ñu bañ a dugg ci gaal yi quoi. bon maa ngi leen di fay Amadou di leen remercier bu baax a baax par rapport ak déplacement bi ngeen def parce que c'était pas évident quoi c'était pas évident donc de faire déplacement comme ça donc di remercier équipe technique bi nga àndal yëpp quoi donc. C'est moi l'organisateur, comme tu l'as si bien dit. Donc affaire bi c'était juste une compétition boo xamante ne ni dañuy may sunu confrères yi tànk mooy sunu grand frères yi comme ni ma ko waxee tout à l'heure ak sunu rakk yi nga xamante ne ni seen objectif yëpp moom mooy football et puis ñoom ci ay ambition quoi donc ñu ne woon dinañ leen accompagner ak benn tournoi boo xamante ne ni comme nawetaan amul ren dinañ ko def ay match de poule. parce que y a des gens yoo xamante ne dañu organiser tournoi mais boo xoolee éliminatoire rek lañ ko def lii ñun ñu ñëw ak nouvelle formule ñu ne noo dañ koy def 3 poules de 4 donc ci 3 poules de 4 yooyu yàlla suñu borom bi ñu suturaal ñu ba tey jii nii ñu dépassé phase yëpp ba ñëw tey jii ci dernière phase bi nii muy final bi nii quoi di ñaan yàlla aussi mu jeex ci jàmm. mu mel ni organiser yombul tey nga gis jeunes yi di jën gaal di dem ne dëkk bi amul dara yow nga am tamit initiative en tant que jeune créé gis ni Covid bi ñoom téye nawetaan am nga am benn solution teg benn affaire naka la demee woon départ est-ce que c'était facile pour nga organiser ko woon. non du tout c'était pas facile bon mais je me dis souvent que bu fekkente ni da nga am équipe bu engagée bon affaire bi mën na jàll comme mes frères Zil Ndaw Ousmane Doy Ndiaga ay bon bari woon nañ parce que affaire bi c'est une association comme j'ai dit tout à l'heure donc bu fekkente ni am na organisation rek mën nga ci génn quoi mais ce qui est mauvais mooy nga koy def te amul organisation li nga ci bëgg dëgg mën na bañ a am li may wax aussi sama frères yi mooy ñi nga xamante ni ñu ngi jël ci gaal gi di dem immigration clandestine aussi donc man dama naan suivant ñoom nañu toog quoi bañ a yàqamti parce que tey âge bi ñu am ni di def immigration clandestine donc sunu grand frère bi ñu koy am seen xel nekkul woon ci loolu quoi donc un jeune boo am 25 ans pour man war nga mën a patienter waat quoi jéem a xool loo xamante ne nii bon parce que y a pas de sot-métier am loo xamante ne nii bu ci nit nekkee di sabab rek suñu borom mën na la teg loxo quoi mais li koy indi suivant aussi tamit mooy influence familiale bi
loolu aussi gars yi war nañ ci bàyyi xel influence familiale aussi bokk na ci li tax gars yi di jël tey gaal gi di dem parce que dañuy nekk tey jii ci kër yi mais duñ fa am jàmm quoi donc loolu aussi tamit dina leen influencer pour ñu dem mais mooy li may wax rek quoi donc nañ patient ci li ñuy def parce que yàllaa ngi fi quoi waaw. yombul tey ñëw na ba final gis si Moussa Lamine donc yan kàddu nga am si Moussa Lamine ak yan kàddu nga am si jeunesse ak yan kàddu ngay def. ah mais oui bon kontaan parce que yombul aussi nga organiser gis sa maire commune man Pikine Est laa dëkk donc j'ai vu aussi travail boo xamante ne nii mi ngi koy amener franchement mu nekk travail bu extraordinaire travail bu remarquable yoo xamante ni gars yi ñu ngi ci teg seen bët donc saluer ko rek laa mën am nañ aussi yeneen projet yoo xamante ni ñun ak moom la donc dinañ ko entamer incha allah du yàgg dara donc kooku moom mënu ma wax sax ci moom quoi mooy li ma wax mook ki ko accompagner léegi muy maman Marie Diallo li may tëjee nag mooy bon kontaan rek quoi di remercier waat ñëpp parce que ku lim rek da ngay juum quoi maa ngi santaat ñëpp bu baax a baax surtout aussi seen site bii nii quoi di ñaan yàlla suñu borom aussi tamit yéen a xam li ngeen ciy bëgg ngeen am ci lu kawe seen jot quoi.